yéen a ngi ci Sud FM seen rajo Le Choix de la Différence 98.5 yéen a ngi ci tàlleen lamp yi seen émission bi leen di gunge tous les mardis mercredi samedi ci guddi ginnaaw tënkum xibaar yu minuit rek ñu ànd ñu nag yéen incha allah rabbi ba li des ci guddi gi muy pàcc yoo xam ni boo ci déglu rek walaay dégg dëgg boo ci déglu rek kontaan ci li fi xew kontaan ci li fi ne bon yéen a ngi ci tàlleen lamp yi di émission boo xam ni yéen kese la fi nekkal Sénégal kese ko tax a jóg est-ce que xam ngeen ni lu bëree bëri mi ngi saafarawu ci réew mi te ci tàlleen lamp yi la jaar ñu bëree bëri ñi ngi am inspiration di def di doxal ay yeneen xeeti émission muy télé ak rajo yëpp te ci tàlleen lamp yi la ndax daanaka presse bi ñëpp a xamee waaw ñëpp a xamee lu bëree bëri nag boo waxee ñu la yow moom gaynde waaw yow boo kenn du yow géey yow kenn du yow ma ne yéen alhamdulilah bon maa ngi nuyu ñëpp nag di nuyu ñëpp ci sénégalais yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw di nuyu kilifa diine yeeg kilifay aada yi jiital ci nuyoo boobu xalif généraux yi imam yi jàngalekatu alxuraan yeeg doomi soxna yi fu ci waay mën a nekk maa ngi laa nuyu di la ñaanal jàmm di ñaan yàlla kattanal la nga mën a ñaanal réew mi ñaanal waa réew mi ñaanal Sud FM ak waa Sud FM ñaanal Sidi Gueye mais noonu la ñuy nuyoo itam kilifa réew mi njiitu réew mi di monsieur Macky Sall moom njabootam ak ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu ak ñi koy liggéey ñi bokk ci gouvernement bi yëpp mais noonu la ñuy nuyoo itam opposition bi ak fu ñu mën a féetee ñoom ñëpp di ay politiciens di ñu nekk ci pouvoir bi comme ñu nekk ci opposition bi yal na yàlla jëmbat ci seen xol yi yërmande teg leen ci yoonu njub ba ñu teg réew mi fi ko sénégalais yi di xaar noonu la ñuy nuyoo itam waa jàngu bi xam ngeen ni jóge nañu pèlerinage marial bu Popenguine mu nekkoon ay bésu ñaan ak lu bari lu ni mel ñu ngi ci ndokkeel sunu mbokk way chrétien yi mais ca ngay xoox également xam ngeen ni ca gàmm gu mag am na fa goo xam bisu ñaan la ay bisu journée de prière ñu ngi ñaan lépp lu fa ñaan yàlla na ko yàlla nangu di nuyu également sëriñ Ndakaaru yi waaye di nuyu sénégalais yu góor yeeg yu jigéen yi ñu nekk ci biir kër yi ñu nekk ci mbedd yi ñu nekk ci liggéeyukaay yi ñu nekk tëdd di nelaw ñi yeewu ñi toog di ma xool ñiy liggéey guddi ñëpp nuyu naa leen bon di nuyu sénégalais yi nekk ci biir réew mi gi nekk bitim réew di nuyu également ma famille la presse yàlla na la yàlla kattanal mais di nuyu ma famille groupe Sud Communication rajo Sud FM di nuyu Baye Omar Gueye laay jël nuyoo bi teg ko ci loxoom sama booy la ma ne ko booy jëlal nuyoo bi rek def lu la neex waaw jëlal affaire yi rek di doxal waaw di doxal rek sama booy directeur général ñu koy encouragé bu baax a baax di ko ñaanal taxawaay bi dëgër nee naa la booy dugal ci politique wala nga ñëw supporté ma man ma dugg yanu gars yi teg ci suuf nga nekk sama directeuru campagne yore sama communication waaye wala ma ñëw nga nekk sa directeur de campagne bàyyi sa affaire yi yow nee naa la jot na affaire bi jot na de voilà foofu laa yem nag beneen bi mooy ñu ngi nuyu sénégalais yëpp tàlleen lamp yi moo leen di waxal saa su ne di émission bu rëy bu mag bi tàlleen lamp yi dooraat na moo leen di waxal kenn ku nekk ñu lay gërëm ci safoo gi nga koy safoo ak foo mën a nekk muy sénégalais yi nekk ci biir réew mi comme yi nekk bitim réew alors tàlleen lamp yi góor ak jigéen mag ak ndaw boo ko yëgee boo ko yëgul mës na la waxal mës na def luy tax nga am yokkute ci sa dundin mës na wax luy njëriñ ci lu lay jëriñ ci moo xam foo mën a dëkkee ci biir réew mi nga nekk bitim réew moo tax duñu bàyyi duñu tàyyi ci di ko amal ngeen mën ñu déglu fépp ci àdduna jaar ci www.sudfmsenradio.com wala ci plateforme digitale yu Sud FM actuellement nii may wax yéen Sénégal toll ci benn impasse nag su ma ko doon tekki tey mooy dugg ci foo mënta génne dugg ci yoon woo xam dafa tëju mën na ni Sénégal jamono ji ci wàllu politique dafa dugg ci benn impasse wax la joo xam ne nag wax ju bari lu muy tekki la ndax bu ñu xoolee li fi xew ci wàllu politique 1960 ba tey jii li fi xew ci politique daanaka coppite amu ci ndax politique bi boo ko déggee mooy ki nekk au pouvoir ak ki nekk dans l'opposition guerre sans merci ngay gis
saa su ne ci diggante ki nekk au pouvoir ak ki nekk dans l'opposition te gis nañu également chaque fois ni politicien dafay am benn jalousie buy nekk ci moom jalousie bi mooy bu nekkee au pouvoir ku mu dégg nga nekk dans l'opposition am benn pouvoir bi également wala ngay xeeñtu jege pouvoir am dana fexe nu mu la yàqale loola pour mën a des ak pouvoir bi mu yore pour mën a des ci chaise bi mu toog ñu war ci mën a jàngat lu bëree bëri nag jàngat bi mooy bu ñu xoolee ci diggante président yi fi jaar di ñeenti président muy président Senghor muy président Abdou Diouf Abdoulaye Wade ba ci président Macky Sall ñoom ñëpp kenn ku nekk am nga koo xam ni ci wàllu opposition wala ci wàllu opposition am nga ay nit yoo xam ni ay opposants yoo xam ni am na foo xam ni jaar nga fa ak ñoom ci wàllu xëccoo ci wàllu tiraillement kenn ku nekk tiraillement boobu jaral lu ne xëccoo boobu jaraloon na la lu nekk ndax gis nañu diggante Mamadou Dia ak Senghor la ca xew am ca la ca am ca lan la jalousie la woon wala bëggoon luñ ko santoon la ba tax ñu war a écarter kii di Mamadou Dia ba li ko ci dal ko ci yëpp ba gis nga ni mu mujjee te Sénégal a raté son départ ci ère Mamadou Dia ndax dafa ñëwoon ak benn style boo xam ni ñëw ak benn yarin boo xam ni ñëw ak benn vision boo xam ni defe naa ni bu continuer di ko doxee ba léegi fii lu bëree bëri ci réew mi bu nu ñëwee ku topp ci moom leneen ngay def c'est vrai que président bu ñëw dina am loo liggéey waaye itam dina am ci parti yoo xam da ngay am échec ndax nit matale fépp moom mënta am yàlla rek mën a matale fépp waaye dañuy bëgg le maximum possible nga yar say nit yar saw askan yar say population te ni nga leen di yaree mënoo dem ci kër gu nekk naan la defal lii mënoo itam sénégalais bu nekk nga teg ci moom policier wala gendarme waaye yaa ngi leen di yar ci ay loi ak ay règlement yoo xam ni kenn ku nekk daskaa topp waaye yaa ngi leen di yar également ci bëgg seen réew di patriote nga nekk patriotisme boobu fonk sa réew boobu ba mu tax xam ni da ngay li américain bi di wax naan balaa ngaa laaj sa wàll ci réew mi xoolal loo defal réew mi ñu bëri tey bu ñu fàtte woon intérêt personnel bi rek du ma bàyyi di ko wax du ma tàyyi di ko wax léegi réew mi jëm kanam bu ñu xoolee diggante Senghor également ak Abdoulaye Wade gis nga ni mu demee woon Abdou Diouf ñëw gis nga ni mu demee woon également ak Abdoulaye Wade tëj nañ ko fi kaso et tout mais Abdoulaye Wade moom it bi mu ñëwee opposants yi fi desoon gis nga na mu demee woon ak ñoom ba ci ki nga xamante ni doom yi boppam la ci wàllu politique di Idrissa Seck gis nga ni mujjee demee Idrissa Seck moom ba muy jóg di dugg ci gouvernement Macky Sall bi ginnaaw bi mu ko yàkkee lu nekk ba pare la taxoon mu dugg bi réew mi tolloo ci fi mu toll yëpp kenn déggu ci Idrissa Seck lu jaaxal sénégalais yëpp loolu question bu ñuy laaj la aussi mais aussi bu ñu defee benn taxaw seetlu boo xoolee diggante li tax ma ne la politiciens yi daanaka lu ëpp ci li ñuy wax ak yëkkatee ka teg seen yëfi bopp kese la seen intérêt yi bopp la kon intérêt personnel boobu ma doon kaas ndekete ñi ñuy jiite en général ak ñi ñuy bëgg a jiite ñoo ci ëppale alors bu ñu gisee ci diggante ñaar ñoo xam ne bi ñu àndee war a daaneel kii di président Abdoulaye Wade ci élection yi nga xamante ni mooy élection 2007 ak élection yi nga xamante ni moo ci toftalu di diggante élection 2012 mu nekk loo xam ni muy ndem si yàlla si Tanor Dieng ak kii di Moustapha Niass nekkoon PS Ousmane Tanor Dieng nekkoon PS ñoom ñaar ñëpp liggéey ci liggéey bu rëy ci parti socialiste alors bi ñu ñëwee ba war a problème am ba ñu war a dajale seeni force ñoom ñaar pour xeex ki nga xamante ni moo di Abdoulaye Wade jamono jooja pour jëlee ko fi nga gis ni dafa am loo xam ni dafa yàgg ci politique ñoom ñaar ñu ni dañuy def consensus nan dem waxtaan pour ñu xool waxtaan wa ñuy dem ak a ñëw journaliste yi bu ñu demee xaar ñu ni nan xaaraat ma toog ci taal leen lamp yi yàgg na li ma ni leen wallaay duñ juboo ñaar ñii ñu ma leen billaahi duñ ànd duñ juboo lii gars yi sénégalais di xaar pour ñu doon benn boole seenu say doon benn pour mën a affronter kii di président Abdoulaye Wade ma leen du fi nekkee xam ngeen lu tax ñu ma leen kenn ku nekk ci ñoom ñaar li la naqari sa moroom la ko teg
ndax kii ba muy bàyyi PS di former AFP la ko fa naqari waajoojoo ko teg ndem si yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko aljana ak bépp way dawlu di Tanor Ousmane kooku problème ya ñu amoon à l'interne taxoon mu dem créer ji AFP di Moustapha Niasse tey président assemblée waaye ci loolu itam ñuy fàttaliku itam ni AFP moo mujj itam ànd bu leen fàttaliku ni moo ànd également Moustapha Niasse moo àndoon également ak Ablaye Wade daaneel aussi PS kon ñoom ñaar ma ni leen kenn ku ne li la naqari woon ci wàllu politique sa morom ma la ko teg kon ñoom ñaar du ñu mës a ànd te effectivement noonu la mujj demee fii laa ko doon wax yàgg na tey jii àdduna di dox ba politique am benn coppite am ay xale yu ndaw yu ñëw ci politique am ay xale yoo xam ni egsi nañu ndax 2012 bi Macky Sall di jël réew mi bett nañu baree bari waaye daf ko liggéey et que fekkoon ni itam am na profil boo xam ni waroon na mën a jël réew mi aussi li tax mooy boo xoolee poste yi mu occupé ba kere muy nekk candidat à la présidentielle en 2012 permettre na ko mu war a mën a jël réew mi ndax koo xam ne da nga nekk directeur d'une société nationale jóge fa nekk ministre de l'énergie société ba nga doon jiite nga dem ni yore ministre tutelle bi nga nekk ministre tutelle bi jóge fa nekk également premier ministre nekk directeur de campagne yu président jóge fa nekk président assemblée kon loolu yëpp boo ko dajalee ci wàllu politique nekk ministre de l'intérieur aussi dama ko fàtte alors loolu yëpp boo ko dajalee background la boo xam ni pour nga jiite réew dafa yomb ndaxte nekk ministre de l'intérieur rek li ngay détenir ci ay information kenn xamul nu mu toll li ngay xam ci réew mi président bi sax mën na ko bañ a xam waaw nga jóge ci nekk directeur de campagne wër réew mi sillonner le Sénégal xam ruq-ruqaat yi waaye itam jóge ci nekk président assemblée maanaam lépp luy texte ak loi ak règlement kenn du la ko gën a xam ndax yaa ko jiitee même boo ci amuloon xam-xam ba egg fa itam ay expert ngay toogal chaque jour ñuy càmbar ak di la leeralal texte yi benn bu nekk lu mu wax ak fu mu jëm ak nangam kon yooyu ay poste clé la yoo xam ni jaar ci pour doon président moo gënoon a apte ci ñi fi nekkoon pour mu jël réew mi waaye bi muy jël réew mi daf ko fekk ci loxol le bâtisseur Abdoulaye Wade di ko xam ni il a combattu à maintes reprises à plusieurs années pour être président waaye il disait chaque fois que je ne marcherai jamais dans les cadavres pour accéder au pouvoir du ma dox mukk ci kaw ay néew pour accéder au pouvoir te na leen leer ni bis buñ ma gañee dinaa woo ki ma gañee ak élection bu mu mën a doon ni ko yaa ma gañee te effectivement en 2012 bi ñu ko woowee bi ñu ko gañee dafa woo président Macky Sall félicité ko xamal ko ni ko gañe nga avant résultat officiel yi di génn kon démocratie ci réew mi bu ñu koy wax il faut que ñu saluer maturité Abdoulaye Wade il faut ñu saluer également xam-xamu Abdoulaye Wade ci wàllu démocratie président Macky Sall egg si jël démocratie boobu jël ko jëlin boo xam ni ñëpp dañ ni eskay excuse-moi ñëpp dañ ni eskay alors bi mu jëlee mbir mi di doxal li mu njëkk a def mooy indi CREI yi ñi nga xam ni ànd nañoo sénégalais yëpp dañ ni nan jël alal ji nga xam ni demoon na ci ñenn ñi wala am na ñu ko aakimoo nan ko delloo ci xaalisu Sénégal ñëpp d'accord wala boog ñi ëpp boog d'accord ci loolu ñu dem ba benn instant ñu gis ni ndekete loolu dafa meloon ni benn système boo xam ne benn affaire bu ñu planifié boo xam ni c'était juste pour xeex ñenn ñi éliminer leen politiquement pour gën a mën a am assise ndax renseignements généraux yi yaa koy yore yaa leen di commander mais li ci gën a doy waar li ci gën a yéeme dafa fekk Sénégal toll foo xam ne ci démocratie ci àdduna ñëpp di wax démocratie Sénégal Ablaye Wade ñu gagné ko en 2012 mu félicité président Macky Sall waaye 2000 bi muy jël accéder au pouvoir di gagné Abdou Diouf li mu njëkk a def mooy il a envoyé Abdou Diouf pour une mission boo xamante ni moom moo fa waroon a dem mu yabal président bi sortant bi loolu xam nga ni àdduna yëpp di ko saluer ñëpp di ko rafetlu kon démocratie am na foo ko Abdoulaye Wade teg ci réew mi ndax bi mu ñëwee bàyyi na marche yi
liberté de la presse ku ne di wax lu neex daanaka lam bàyyi lépp sax moo ko mujj daaneel moom ci boppam Abdoulaye Wade li mu bàyyeeg li mu maye moo ko mujj daaneel waaw ndax am na ñoo xam ni xamuñu yenn yi te looloo ko mujj daaneel mais démocratie ñu ko wax ci Sénégal di ko wax ci Sénégal ba mu toll fenn fii Abdou Diouf jóge na fii Abdoulaye Wade di ñëw président Macky Sall egsi en 2012 fekk fi démocratie Sénégal bu dëgër mais fekk fi également Sénégal am yenn institution yi mu yoroon am ci lu bëri loo xam ne yéegalaat na ko réparé na ko ci wàllu infrastructure am na lu mu fi def lu bëree bëri surtout les infrastructures sportives ndax gis nañu ni tey bu ñu jëlee Coupe d'Afrique bokk na ci infrastructure yi sportive yi lim ci def macha allah tali yi macha allah lim ci def mais démocratie bi da ko nërmeelu lu tax mooy dafa am ci biir politique bi benn parti bu jóg bu bees benn leader politique bu génn di Ousmane Sonko il faut que nit ku nekk nu mu mel ñu nangul ko mais ñàkk koo nangul la mu doon weddi yàlla la mais ñàkk koo nangul la mu doon également day mujj créer lenn loo xamante ni dana yóbbe réew mi feneen fu ñu ko yaakaarewul woon ndax tey ji Ousmane Sonko à part député bi mu doon député mësul occuper benn poste ci gouvernement bi lu dul fonction bi mu amoon impôt et domaine fi Macky Sall jaar trajectoire bi Macky Sall jaar ci wàllu politique Ousmane Sonko jaaru fa trajectoire bi Abdou Diouf jaar Ousmane Sonko jaaru fa trajectoire bi Abdoulaye Wade jaar Ousmane Sonko jaaru fa fi Senghor jaar Ousmane Sonko jaaru fa waaye Ousmane Sonko li ko yàlla may ci politique mayu ko ñoom ñeent ñoo ñëpp te loolu il faut Sénégal nangul ko léegi nag ñooñu may waxal ak ñi nga xam ne ñi ngi déglu di opinion nationale beeg internationale xam nañu bu baax a baax ni Ousmane Sonko politiquement dafa taxaw comme ñun dañuy taal làmp yi te faraluñu kenn Sénégal moo ñu itteel Sénégal moo ñu ñor Sénégal lañ bëgg mu changer mais Sénégal lañ bëgg démocratie am dootul dellu ginnaaw parce que boo xoolee en 2012 2010 2011 déclaration yi nga xam ne président Macky Sall defoon na ko jëmale ko ci président Abdoulaye Wade da doon wax ni am na loo xam bu ñu ko defee dañuy xeex démocratie dañuy delloo ginnaaw démocratie te duñu ko nangu donc wax na ba ni on va le déloger au palais donc loolu ay kaddu la yoo xam ni ci président Macky Sall ak fi réew mi toll defe naa ni démocratie boobu daf ko war a yëkkati au cap da ko war a yëkkati ba mu gën a kawee da ko war a teg fu gën a kawee gis nañu ni ñu bëri ci ñu fi jaar ci wàllu politique ñenn ñi jënd nañu leen ci xaalis fexe nañu ban woo leen ni leen ñëw leen ci ñun ngeen ñu jox leen nangam ak nangam ngeen ñëw far ak ñun pour massifier leur parti te jamono jooju ñooñu ñuy woo bokkoon nañ ci gouvernement yële ñu wees wala doon nañ leen jiiñ ci ay xaalisu réew mi ñu mujj xëcc leen boole leen seen biir am ci ñoo xam ni woo nañ leen woo ñu bañ ñu teg leen pression teg leen indil ubbil leen ay dossier am ci ñoo xam ne génne nañ leen réew mi am ci ñoo xamante ni ñu ngi ci réew mi waaye tekkeetul fi dara parce que tout simplement bu ànduma ak yow politiquement rek li ma bëgg boo ko mënta def acca yar bi day dal sa kaw mu mel ni làq doom dóor doom te ci jamono jooju am na ñoo xam ni xam nañ leen jàpp leen à flagrant délit ñu def ay looxoor yu rëy ñu leen di tudd ci ay milliards di leen tudd ci ay faux billets di leen tudd ci ay kër yu ay xaalis bu ñu sàcc ñëpp di ko liquide xaalis liquide bu ñu sàcc seeni kër loolu am na réew yoo ko doon def tey dañuy ubbi ay enquête dañ lay poursuivre dañuy jéem ak enquête fan la xaalis boobu jógee chaque jour ñu dégg fi ay scandale ay milliards dégg nañ fi ay directeur de société dégg fi ay ministre dégg fi ñoo xamante ni ci wàllu pouvoir bi la ñu féete te ke af loolu du mujj fenn bu ñu xoolee nag te bëgg jàmm ci réew mi loolu yëpp sénégalais yi xam ko teg ci seen tànk booleeg yokku nañ fi lu nekk sénégalais yi toog jàpp seen jàmbur réew mu ñu xëy ni yokku nañ 115 francs ci super carburant super bi ñëpp jàpp seen jàmbur sénégalais yee yaru sénégalais yee baax sénégalais yee am jàmm sénégalais yee bëgg jàmm ci bëgg jàmm googu waru ñoo yàq nag sunu réew ndax problème bi dégg na lu ne am ci réew mi te pourtant sénégalais yaa ngi toog ñaata dëkk ñaata localité ñoo fi jooy seen suuf ñu nangu seeni suuf amatuñu fu ñu bayee amatuñu fu ñu roote amatuñu fu ñu sàmm seeni jur
te pourtant kenn déggu leen ci dara wala ñu xëy indil leen ay gendarme ñu dóor leen a dóor ba ñu ba dal di toggal xewar boole jël yóbbu ñu nangu seen alal ñu toog continuer di muñ. am na réew yoo ko doon def tey réew ma dana am beneen tournure te pourtant sénégalais yaa ngi toog di ko muñ am ci dëkk yoo xamante ni dañ leen a envoyé ay délégation spéciale ci wàllu gérance ndox ndax am na société bu fi tudd Aquatec ak yeneen i société ñu jël leen yóbbu leen ci yenn localités yi ci biir Sénégal ñu leen di gérer seeni forage ba ñu demee dañ leen a yokkal seeni facture amuñu ndox mu baax amuñu ndox mu doy lan waroon di fay Sénélec pour am ndox amuñu ko bu machine yi paanee duñ jënd machine bu pompe ya paanee seen yoon nekku ci sénégalais yi toog ni faax jàpp seen jàmbu di muñ denrée alimentaire bi yokku na fi sénégalais yaa ngi muñ ci jamono jooju soo bëggee am compteur Sénélec am na société bu ñu dugal ci suuf boo xam ci diggante bi entre la Sénélec et le demandeur mu dem bu demee day joxe foofu 10 000 francs pour mu ñu xoolal ko ndax compteur bi day am compteur rek du am compteur ci benn demande loo xam ni sénégalais bi da doon nekk en parfaite collaboration ak la Sénélec muy xam ak di gis li nga xamante ni mooy digganteem ak kii muy jëflantee lan moo ci war a am waaye dañoo créer une société dugal ko ci diggante bi mu nekk benn trait d'union boo xam ne daanaka wutukaayu xaalis la kan moo ko moom ak kan moo ko créé lan ñoo ci nekk xamuñu. ci jamono jooju ñu ngi dégg chaque jour que ni lu jëm ci carte grise yi ak double mutation yi nga xam ne mi ngi am ci plaque yi benn société la bu ñuy bëgg a may xaalis kan moo ko moom ak ñan ñoo ko moom ak ñan ñoo koy séddoo dara leeruñ ci jamono jooju suufu aéroport bi dindi nañ ko dagg nañ ko di jaay kenn xamul lu waral loolu te ñu ngi ñuy wax ci communiqué bu jàll ci presse bi ni suuf bi nga xamante ni moo di suuf boo xam ne dafa bokk ci fii ci Ndakaar nekk fii ci Ndakaaru suuf soosu bokk ci hôpital bu rëy bu mag bu ñuy wax hôpital Le Dantec suuf soosu defuñu lu dul dégg benn société bu tudd Fonsis def benn avis de vente ni kat foofu dañ koy jaay lañ cay dagg dana tolloog lu baree bari ci ay hectares yoo xam ni dañ koy jaay di 3 hectares ñuy lax nag fii ba le 30 juin képp koo xam ne bëgg ngaa jënd ci suuf soosu mën nga def sa demande nga dugal ko moo xam demande da nga koy bind par écrit wala nga bind ko par adresse mail wala nga ñëw déposer ko ci immeuble Elton bi nga xam ne moo nekk ci rond point Mermoz ci 4e étage bi ñu digg see communiqué bi dama gëstu laajte xoolaat fàttaliku ni man société bi maa ngi fàttaliku bi ñu koy créer parce que Fonsis ñi ngi ko créé bi Macky Sall excès au pouvoir rek dañ ko créé lan ko créé bi Macky Sall excès au pouvoir la ñu ko créé ndax Fonsis mi ngi tudd fonds souverain d'investissement stratégique fonds souverain d'investissement stratégique loolu ñu ngi ko créé par la loi 2012-34 adoptée le 27 décembre 2012 par l'Assemblée nationale, promulguée le 31 décembre 2012 par le président de la République. ñooñu ñooy dagg ci ñooy jaay ci hôpitalu Dantec bii nekk fii ci Ndakaaru suuf sa fa nekk dañ ko war a jaay ñaata espace moo nekk ci Dakar ngoo xam ni jaay nañ ko te ñu ngi ko jaay sa du waa réew mi ana terrain Assane Diouf ana Camp Lat Dior anamu coow li bëri ana fa pompier nekkoon tey garage pompier ana fa mu nekkoon tey donc yooyu yëpp sénégalais yaa ngi koy muñ jàpp seen jàmbur noppi sénégalais yaa ngi koy noppi jamono ji nga xamante ni baril pétrole bi wàcc na kenn mësta wàññi gaz bi kenn mësta wàññi pétrole bi kenn mësta wàññi super bi wala gasoil bi kenn mës ko wàññi alors tey jii ñuy taafentaloo waaye guerre Ukraine bi nangam yokkal ñu fii super bi te jamono ji ay ati at pétrole baa ngi wàcc baril baa ngi wàcc partout dans le monde te kenn waxu ko léegi nag waa ñi nga xamante ni dañu nekk ci opposition bi rawatina waa kuréel gii di Yewwi Askan Wi ak ñi nga xamante ni ñoo bokk ci ñoom nee nañ dañuy marche àjjuma lañ ko waroon a def ñu tere leen ko
ñu jógaat ni dañ ko bëgg a def waaye ñu jox leen autorisation ak joxuñu leen autorisation dinañ ko def te suba lañ ko nar a def ci àllarba bii ñu nekk nii lañ ko war a def ma wax Sénégal di ko wax xalif généraux yi di ko wax sëriñ si di ko wax sénégalais yëpp di ko wax waa jàngu bi di ko wax président de la république di ko wax opposition bi ak fu ngeen mën a nekk réew mi jàmm leen fi soxla jàmm leen fi bëgg jàmm leen fiy ñaan waaye jàmm du waxi kese jàmm du waxi kese li mën a jur jàmm mooy ñu toog waxtaan waaye li mën a jur jàmm itam mooy ñu jëfe ko parce que ci information yi ñu am yëpp mooy kenn ku nekk yaa ngi xiiru sa moroom ni li nga bëgg moom li nga bëgg mooy am muy ñu nekk ci pouvoir bi comme ñu nekk dans l'opposition loolu nag ci am réew nañu def très attention booba ba léegi nag man moom maa ngay wax rek nag man li ma xam lépp wax naa ko man li ma xam yëpp wax naa ko du ma nitu xamoon naa ko de waxoon naa ko laa lay wax Sénégal fi mu toll Sénégal nii mu mel soxla nañu leneen lu dul ay réew mu nekk nag dafa am foo xam ni buñ fa tolloo da ngeen di ubbi seeni xel ubbi seeni gët te moytu ndax géopolitique mondiale ni mu demee wax naa la ba tàyyi ma ne la am na ay lobby yu nekk dans le monde yoo xam ñoo gën a puissant état yi te lépp lu ñu bëgg ca réew mën ko bëgg ak réew fu ñu ko mënti bëgg ci àdduna dinañ ko am te jaral na leen lu nekk xam ngeen ni am nañu gaz am nañu pétrole réew leen boo xam ne réew bu stable la dinañ jéem a fexe jaar fu nekk pour yàqal ñu moo xam ñu jaar ko ci njàng mi moo xam ñu jaar ko ci wàllu wér-gu-yaram moo xam kenn xamul réew yi am problème yépp poste électoral bu jub see rek ñu taal réew ma indi fa ay coup d'état indi fa lu nekk ñu nag yàlla dimbali nañu loolu musu fee am kon nañu def très attention waa conseil constitutionnel ak président Macky Sall ak waa assemblée ak ñi nga xam ñoo bokk ci gouvernement bi yépp mën a nangu ak ministère de l'intérieur mën a nangu kenn du gàntal loo mën a nangu bokk na ci li gën a mën a indi problème sa problème ak nit nga mën koo nangul looy gàntu wala nga gàntul ko loo ko mën a nangul li nga ko mën a nangul ko waaye di ko gàntul loo xam mën nga ko nangu bu la meree yaa ko teg sa bopp waaye itam yéen ñi nga xamante ni yéen a féete ci opposition bi te ni tey moom da ngeen di marche force te di ngeen marche kenn mënu ci dara def leen ko ci jàmm def leen ko ci dal def leen ko ci waxtaan bu fekkee ne ñii dañ ni dañuy marche force avec ou sans autorisation ñii ni ay ca ñëw leen tax ñu ànd ak police ànd ak gendarmerie ànd ak ku ne ni dañuy marche loolu ci am réew bu ne jàmm dana fa am lii xeeñ neexul de lii xeeñ nii neexul de te billaahi lii xeeñ neexul te information yëpp am ngeen ko li xew lépp yëg ngeen ko li am ci suuf yëpp yëg ngeen ko kon nag lu mën a am ëllëg bu ngeen bàyyee ba ay am bu fi ay amee yéen a tooñ sénégalais yi lu fi mën a am bu fi deret tuuroo ñaanuñu ko yàlla bu fi nit deewee ñaanuñu ko yàlla buñ fi tojee bopp nit buñ fi tojee ay oto buñ fi lakkee lu fi mën a xew ñaanuñu ko yàlla yéen ñëpp ay responsable ngeen bu kenn ni ñii la wala ñee la yéen ñëpp la amul kii amul kaa yéen ñëpp la yéen ñëpp nag bu ngeen ko déggee mooy ñi nekk ci opposition bi comme ñi nekk ci pouvoir bi yéen ñëpp la waaw lu ci mën a xew ëllëg yéen ñëpp ay responsable ngeen waaye nag xale yi laay waxal bàyyi leen di bëgg manifester li ngeen bëgg di ko wone ci yàq ak xeex ak dóor ak saaga ak waxante lu bon ndax réew mi ku ko bëgg a yore boo ñëwee fekk mu yàqu boo ñëwee da ngay sa liggéey da nga fiy gën a yàgg gën fee sonn rek ndax da ngay defaraat te ku ne xam na ni yàq gën a gaaw defar réew mi fi mu toll dañ ñu bëri ñu ñëwee tey boo doon génne tey étranger yi nekk Sénégal billaay bu ñu jegewul 10 millions mat nañ ko bu ñu jegewul 7 millions 10 millions jege nañ ko de bu ñu matul 10 millions jege nañ ko de
Sénégal ay étranger kese la ndax ku gis insécurité bi am léegi kenn xamul du ni kenn la de waaye doy na waar de ndax xoolal li xew récemment à Louga kenn musul gis lii benn clinique boo xam ni presque lu mat 20 personnes nekk ci benn pick-up kagulewu ñu défoncer porte yi agressé nit ñi sàcc seen alal dem seen yoon loolu ci am réew c'est très grave defe naa ni loolu moo nekkoon tey xeex bi loolu moo nekkoon combat bi waaye kenn ku nekk yaa ngi xëcc jëmale sa boor kenn ku nekk yaa ngi bëgg a doon yaa ngi fexe di xalaat di teg ay pexe pour accéder au pouvoir ki nekk au pouvoir bëgg a toog ak di gi gën a yàgg ci kaw pouvoir waaye xam leen ni pouvoir yàllaa koy joxe pouvoir yàllaa koy joxe di ko jaar ci peuple bi yàllaa koy joxe di ko jaarale ci askan wi kon yéen askan wi ñiy wax ñi yépp seeni jafe-jafe dëgg-dëgg yitteelu leen seeni problème dëgg seen doom yi ay weer a ngi ni jàngiwuñu feebar faju feebar faju léegi problème la feebar faju problème la dund bi cher na kenn xamul lu xew ci réew mi léegi nag au lieu ñu xool problème mu sénégalais yi mbay mi lu nekk fii nekk kenn mënu koo laal engrais xam bu ñu demee ba dégg président dem ba ca Russie di wax engrais man daf maa def problème parce que engrais Sénégal pays productif engrais rek la mën a defar ICS gi koy defar ak waa Senchim mais man comprendre ma engrais ni mu waroon na bëree Sénégal ban koy importer ban koy exporter fu nekk mais looloo ma jommal kenn waxu ci yi nu war a wax ci réew mi bëri na kon moo gën xuloo xeex ak kenn ku nekk di bander les muscles kenn ku nekk naan ba ngeen ñëw buñ leen jàppee buñ leen ni mu jaral leen ñenn ñi di def ay vidéo ñenn ñi di def ay audio ñuy paasante ay appel téléphonique di def ay préparation loolu ci réew baaxul dimbali leen ñu sarax leen ñu jàmm la ñu bëgg ci réew mi dimbali leen ñu sarax leen ñu bàyyi leen lépp ñu def jàmm tax li ngeen bëgg ngeen di ko mën a am jàmm tax ngeen màgg tey ba fekk réew mi mel ni ngeen di talal naan damaa bëgg lii ak damaa bëgg nekk ministre ak damaa bëgg nekk député damaa bëgg nekk président bu ñi fi jiitu bu ñu fi indiwul woon jàmm lii lépp du egg si fii c'est vrai que loo gis war nañ ko mën a waxtaanee waaye nag comme autorisation marche dafa bokk ci constitution bi ñu war a ñu laaj demander ñu rejeter ko ñu demander à chaque fois day am coow nañu leen encadrer nañu waxtaan ak ñoom nañu woo responsable yi séq mbir mi waxtaan ak ñoom entendre leen teg leen ci yoon Sénégal ñun dañoo judd fekk fi Sénégal dañuy dem bàyyi fi Sénégal yéen da ngeen di ñëw fekk fi Sénégal da ngeen di dem bàyyi fi Sénégal dimbali leen ñu Sénégal am woy wu rafet dégg ngeen man damaa sonn ci yéen bu ngeen bëggee dégg-dëgg man sax sonn naa ci yéen xaaral ma bàyyi leen sax man dama sonn ci yéen waaw dama sonn ci yéen waaw sonn naa voilà sonn naa foofu laa mën a yem. Sud FM. dama sonn waay Baye Omar non Baye Omar ñi sonal nañ ma trop waay. Sud FM. non mais bokk booy sonal nañ ma waay ku ne ay poste rek non booy ubbil téléphone bi 88 628 98 33 841 22 33 waatal leen lamp yi international maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen ziar bu baax a baax fu ngeen mën a nekk nuyu naa leen nii nuyu buur ci baatu asalaamaaleykum ubbi naa téléphone bi fu ngeen mën a nekk ñëw leen équipe nationale bu Sénégal le ministre Matar Ba ak fédéraux yi ay ñoom Augustin Senghor ak gars yi mais yéen wax dëgg yàlla nag xam man nag yàlla rek a tax may wax mais seen maillot yi moom wax dëgg yàlla waxuma qualité bi de waxuma qualité bi qualité tissu bi baax na ndax qualité bu baax la mais designu maillot bi rafetul bu ngeen bëggee dégg-dëgg bi designu maillot bi xam man designer la lu leer laa leen di wax déglu leen yow fii kenn fi jaar ngay pin xaaral ma fay lii sax ku moom téléphone bi xaaral ma fay lii xam nga lan mooy wax ji
seen mayo yi rafetul man moom dama koy wax fii ci rajo bi ñëpp di dégg seen mayo yi design bi rafetul waxuma qualité tissu bi de non qualité mayo bi waxuma ko de design bi maanaam nin non loolu moom gaayen ki ko doon defar xanaa moom xanaa moom tàggoowul yow fédéraux yi moom fu ñu nekkoon ba ñuy defar mayo bi di ñu ko solal ñu mel ni sunu mbokk yi ñu deen dal doo boy seen mayo yi mais yéen a ngi door rek nag waaw ñu ngi door mais rafetul de lu leer laa lay wax xam naa nag président ministre Matar Ba dina mais Sidi Gueye lan lay wax nii ak ñoom Abdou Latif Ndiaye ah di ngeen ni mais Sidi Gueye lan lay wax nii li may wax kay dégg ngeen ko ah Augustin maître Augustin maa ngi ziar bu wér a wér waaye na nga def asalaamaaleykum. waaleykum salaam di nuyu waale bu baax monsieur Senghor gis naa ko dégg lool. yaa ngi nuyu kan. monsieur Senghor. kan mooy monsieur Tanor. waaw mooy ki daan woote ci rajo bi rek mu ngi nekk. Senghor nga naan Tanor yow foo jógee. non monsieur Senghor laa la wax. dama tegoon Tanor nga wax sax. non tey dama jaxasoo quoi moo tax tey moom vraiment je suis pas vraiment à l'aise. lan moo la jaxase. non xam nga ñu bëgg laa tere li nga xam ne da lay neex xam nga yooyu dafay métti quoi li nga xam ne ni nga ko bëgg xam nga ñu bëgg la koo tere te ki la koy bëgg a tere wax dëgg yàlla rus bi nga xam ne xamoo loo koy def gis na ba mënoo koo yoroo njool na ba mënoo koo tëb man daal affaire bi daal jaaxal na ma daal te moom dafa mel ni kii chaque jour mu ngi ci rajo bi yor rajo bi def ko ci nopp bi kenn ëpp ma problème fu mu toll Sidi dafa mel ni déggoo li may wax allo. waaw maa ngi lay dégg Moustapha. yaakaar na kaa bu ndaw la de waaye kaa bu mag la de. moo tax ma ne ko nag léegi may ma jéem a xool rek comme léegi fu mu toll nii gars yi léegi dañuy mars. te marché bi moom avant marché bi il faut que ma am lu ma ci sant bàyyi ma jéem a kii rek. léegi waaw wuy ma fii laa la wax. yaa ngi may dégg. loo fi mënti sànni laa déglul fii déglul baax li ma lay wax. loo fi mënti sànni. na doon luy neex askan wi et puis luy indi jàmm ci askan wi. aywa xam nga man jàmm rek lay def. non day leer rek. yow bu lay tuddee moom jàmm rek lay doon. na leer de fii de moom maa fi ne. Sidi yow dafa mel ni sama problème bi ma la wax ni nga kaa jëlul au sérieux. lan la maanaam dañ ne samay intervention yi may def ci rajo bi daal. ki nga xam ne moom laa gën a rus si famille moom lañ ma booleel daal. kan la. dëgg non am na problème. kan la booleel kan la sa yaay. non du sama yaay sama waay kooku kay maa ko mag sax moom xam nga loolu day am ndeysaan loolu day am. waaw loolu day moom cër la loolu cër la. léegi daf la wax bàyyil daf la wax bàyyil wala lan. non moom kay dafa ne ma daal grand wàññi ma ne ko waaw baax na mu ne ma daal vraiment waaw nii naa parce que xam nga. oui ma non xam nga ndax ma wax loolu noonu c'est parce que xam nga gis nga lu tax boo duggee ci biir classe école di jàng ngeen def composition ku nekk am ay notes. te pourtant maître bi même explication bi la expliqué. même leçon bi la joxe. même leçon bi la joxe merci. kon donc wax boo ko livré ku nekk ak ni nga koy déggee ku nekk ak ni nga koy liiree moo tax nag ma ne sama làmmiñ mooy bàllu ak seen nopp yéen ñëpp nag képp ku mu sa dégg sama làmmiñ bi rek maanaam làmmiñ bi moo retourné di baalu ak seen nopp ndax ci bëree bëri gisawuñu mosu ñoo gisee xamantawuñu ci rajo rek la ñu koy te làmmiñ bi donc moo la ngeen ci dégg te làmmiñ nag moom moo la mun a dugal fii moo la mun a génne fee. booy bi nag dama ne ko nag mais booy yow booy waaw moom booy dina garaw de booy ak Sénégal ni mu mel nii booy da ngeen bàyyi rek gars ñi jéem a cooki rek xam nga cooki si maayal ndax ñun xam nga au moins
Moustapha. waaw. Moustapha xam nga nit ku nekk aussi dañ koy nangul dara xam nga kooku loolu mu wax droit am la am na ci sañ-sañ am na ci bëgg-bëggam mais na xam ni. na xam ni sa kaddu egg na foo xam ni mi ngi defar loo xam ni ci réew mi moom xëy na dafa toog di comprendre rek mais yaa ngi def lu rëy ci réew mi de. ah yaakaaruma ko nag Sidi. non da nga xamul rek. mais Sidi yaakaaruma ko nag. axa kay xam nga man samay wax dama koy côté ba jundoo bonto du ko mën a aati. non mais non man dinaa comprendre te Sénégal nag bëri nay nante de. Sénégal bëri nay nante de. nga mun ko décoder. am na ñu bëri am na bokk ngeen jaar-jaar wala ngeen bokk génération. jondoo bondo xam nga man ñan laa tuddee jondoo bondo c'est que dama wax jondoo bondo te ñu bëri comprendre. jondoo bondo du ko jóge fu sori ñëw. jondoo bondo mun ngaa jàng ba yor ay. ak dëgg waaye yow dëgg la. walaay dëgg la non lu leer nañu la du dëgg la maa xam fi ngay waxe c'est que gis nga ñun suñu problème dafa métti te ñu amoon benn yaakaar ci président Macky Sall. léegi lu ci yàqeeku président Macky Sall accompagné naa ko. lu ci yàqeeku. Sud FM. xanaa xamoo yow Sidi man président Macky Sall ci laa njëkk a waxee wax sa xalaat. instant yooyu noonu fii laa toog. déglu Seneweb rajo Amath Diouf moo ko doon def. Sud FM. mu dégg gars yi sa waay temps yi lay doog a ñëw commencé 1 an 2 ans gars yi commencé dóor daal lu mu dugg na leen yéen da ngeen di def tegu leen ko fenn nit ki boo leen koy falee na ngeen koy accompagner parce que man instant yooyu li taxoon ma gën koo bàyyi xel parce que man ba may nekk Sénégal sax politique nekk moom sama affaire sama yoon na wul ci ñoom. Sud FM. lu ma doon lijjanti benn politicien musuma jot juróomi dërëm mais ba ma ñëwee ci dëkk bi nag sori sama dëkk ci laay ut ay information yi fan laa koy mën a amee mooy li xew ci biir dëkk ba nga koy dégg chaque jour ci rajo yi muy journal bi ak média bi ni muy dowee ci laa commencé nag jël sama bët nag ak sama xel commencé ko def ci biir Sénégal mais Sidi musuma wax politique ci biir Sénégal président Macky Sall nag lan moo tax ma arrière nank na xoolal arrière xam nga lay arrière maanaam yëg ci super ba cëppeelu arrière u ginnaaw c'est parce que moment yooyu noonu daf ñu am lu ñu gëm la woon man ma fonk ko ci mu taxaw fu ne moom fal nañ ko 7 ans mais 5 ans la koy def mais dama ne la xoolal ñi ma gënoon a xam ci loolu lañ ma gënoon a xam ne ma koy défendre moom lu ñu wax may leen bàyyi leen jàmbur yéen Sénégalais mën ngeen a fal waaye mënu leen a accompagner fii di foofu la commencé di xool nag léegi moom ay gestam di ko noté non Sidi tey moom comme damaa bëgg a jubilé wala ma jël sax jubilé laay wax wala kii nu mu sax wala intervalle. waaw yéenay choisir. non wala ko yéenay choisir. lan nga ci bëgg yéen daal yéenay choisir lan nga ci bëgg. ngeen yéenay choisir daal moom kay bu neexee moom wala ko yéenay bañ. waaw yéenay bañ daal sax ma tàllal ko ci ba sama xol sedd guy. waaw léegi mën nga ñëwaat ci kanam ci kanam nga ñëw tàllal ko ñëwal ci kanam. waaw léegi nag Sidi. non bàyyil ci kanam ñëwal ci kanam. Sud FM. dafa mel ni boobooy dàq ci kanam ñu dajewaat dégg-dégg dàq lépp ci loo mën a gis yéen a ngi ci tàlleen lamp yi Sud FM seen rajo di félicité waat bu baax a baax Aliou Cissé équipe nationale bu Sénégal liggéey bi rafet na waaw ni ngeen ko jàppoon nii daal jàpp leen ko nii rek ba coupe du monde ba coupe d'Afrique ba ngeen yanu yëpp indiwaat fii dégg ngeen mais Sénégal premier pays africain bu nar a jël coupe du monde mën na am waaw lu tax du am yow lu tax il faut ñu gëm ko rek nañu liggéey rek nan liggéey rek waaw amul dañ ñoo xeex amul nañ liggéey rek. asalaamaaleykum l'homme d'ici. Sud FM. nakay tey. maa leen nuyu. maa ngi lay fay. di félicité suñu xalifa Medina Baye. di wax ne def na loo xamante ni kenn mënu ko def si àdduna bi. dëgg la. parce que tey mbirum Darfour état yi jéem nañ lu ne
tubaab bi jëm nañ lu ne kon tey fu bàññee tegoon tànkam teg na fa tànkam. Sàlli lamp yi dem na jibóole leen teg nañ armes yi xaalis bi nag ñu ngi koy ñaan nag da nga ko defee Darfour da nga ko defee Mali defee ko yeneen régions yi surtout aussi tamit Sénégal bu ñu nekk nii si liggéey yaakaar naa ne da nga war a oser dëgg la journaliste nga waroo féete mais ñëpp xam nañ ne état bi moo tooñ parce que Macky Sall taxawoon na fi ne Abdoulaye Wade su defee troisième mandat dañ koy déloger te dara fekk si ko c'est la démocratie man am naa fit ne fii liggéey su ma dóoree damay fayeeku yoon sama wax loolu kon léegi tey su Yewwi buggee dem élection député seen lépp mat ñu bugg leen caxatee wala bugg leen tooñ si liggéey xeex day am nañu waxoon dëgg si liggéey ñoom ay politiciens lañ tey si liggéey yow ku la waxoon ne la yow doo dugg sa rajo bi liggéey di nga rayanteeg moom nañu waxoon dëgg rek man mi loom diisi ku ma waxoon ne ma loom diisi doo dem jënd ci xar doo dem wote ji doo jënd yëre fu ko jaay billaay damay rayanteeg yow nañu waxoon dëgg si liggéey yéen journalistes yi nag foog ngeen jël seen position parce que États-Unis suñ gisee koo xam ne dafa tooñ ñu gis leader boo xamante ne pare na pour yor réew mu nekk nit ku baax li nga koy jàppale ñun nag Sénégal li nga naan nañ neutre moo tax man fii si Kaolack nangaan Serigne Mboup laa àndal lu tax mu ànd ak Serigne Mboup ku ñuy wax Moon Njaay Raxma moo fay ay booy am na benn audio buy daw benn waaye du ma tudd turam parce que audio kenn du ko violé benn jigéen ne ko fexeel nga nekk délégué soo nekkee délégué nga yëngal marché bi yàqal Serigne Mboup après Moon Njaay Raxma dina la recevoir ñu gis fii si Kaolack ay conseils yuñ jënd waa ci liggéey man lom di si activiste man dinaa seetaan ñu tër Serigne Mboup bu ko rendi ci loo xam ne nekkul dëgg ci loo xam ne ay sos la ci liggéey nañu waxante dëgg nañ jël suñu responsabilité nañ assumer tooñ su amee nañ taxaw ne état bi moo tooñ dëgg la nag yow nag animateur nga wala tey journaliste nga da ngay bañ ñu ne da ngaa féete mais waaye ku tooñ ne ko moo tooñ Macky Sall moo tooñ Mimi Touré moo tooñ Mimi Touré tekkiwul dara ci politique ñu xoolal fi ñun kii nii Kaolack nangam Mimi Touré ci liggéey ci la dëkk Kaolack lan la ñuy defar mosoo dégg mu ne ci la dëkk Kaolack bu ko Macky Sall dàqee mu nekk koo xamante ni dafa ménopause ci politique munul am tey benn yokkute mu soog a ñëw Kaolack dama ne suba incha allah rabi manifestation na ñëpp dem te national lay doon nañ toog xool su Dakar commencé Kaolack na commencé na Tamba commencé xoolal tey rek sama jabar démb lu mu wax litre diwlin 2000 francs waa si liggéey ñun la fan lañ jëm. Sud FM. gasoil baa ngi cher demal Mali moo ñu gën a yomb essence Macky Sall dafa fooy réew mi biir APR am na ay sàcc yu fa nekk of nag moo ko wax y a peu de valeur dans ce gouvernement of nag moo ko wax mais léegi nag ñun nag ñu bëgg ñoo yàpp ñun ñoo ni fay policiers yi bëgg ñoo yàpp takk dere bu yëpp ci liggéey ñoo bañ su bakar rot ñun di libéré Sénégal xeexuluñ Sonko xeexuluñ kenn ci liggéey yow soo toogee yow di ko rek seetaan wala kenn di seetaan ëllëg sa doom bu ko def politique mu am président bu mel ni Macky Sall mu toroxal sa doom est-ce que yow doo jooy kon yow si liggéey maanaam suba dama ci manifestation bi ay Siri Lamine ne su fi nekkoon tey dem trop c'est trop Macky Sall mi ngi fooy réew mi te moomul réew mi nañu wax dëgg. Sud FM. L'homme d'ici jaajëf ñu ngi lay gërëm bu baax a baax 98.5 yéen a ngi ci taal leen lamp yi ñu dem jël benn auditeur ginnaaw l'homme d'ici ngeen mën a bokk ci taal leen lamp yi di émission bi leen di gunge tous les mardis mercredis ak samedi ci Sud FM seen rajo le choix de la différence taal leen lamp yi mooy Sénégal mooy taal leen lamp yi ku ngeen mën a doon fu ngeen mën a nekk mën ngeen si bokk rajo bu mag bi mooy Sud FM seen rajo Sud FM seen rajo. jàppal ni émission bi ngay def ni ñëpp dañ koy déglu loo ci war a wax na nga ko wax lépp luy culture lépp luy aada lépp luy cosaan lépp luy diine sport lépp mën nga ko wax xam nga kër buur wala kër sëriñ wala pays bu ñu xëyee dañuy teg bagaani cere yi ak laax yi teg café yi fi la xibaar yi jóge boo gisee lu waay bëgg xam kër buur nga laa dem ci la ñëpp di ñëw indi xibaar comme ma xëy ñëw yow nga ñëw Omar Diouf Fall ñëw tuuti say ñëw kenn ku ne ñëw toog ci kanam Baye Umar directeur de nangam xew na démb
soo ko doon seet tey di ko tekki mën na doon fii ministres yi daje mën na doon assemblée nationale ñi may dégg ñëpp te xam ko xam nañ ni kër buur bu ñu mësaa xëy wala kër sëriñ bi ki fa la ñuy waxtaane kon yàlla na la yàlla sàmm amiin amiin su dit ñu ngi leen di encouragé parce que maa ngi ci bi di déglu yow itam yàlla taxawu la amiin taxawu la mën naa wax ni tey xibaar yu set yu leer yu sell yoo xam ne amul jenn jiixi jaaxa actuellement ñu ngi déglu sud kon yàlla na yàlla sunu borom gën nu puus gën nu taxawu ba lépp loo xam ne li kilifa yi jiite bëgg nañ ko yàlla sunu borom defal leen ko di ñaanal directeur bi Baye Oumar ak ñi ko accompagner yàlla taxawu leen yàlla na la yàlla sàmm. Sud FM Sen Radio, le choix de la différence 98.5 ginnaaw l'homme d'ici ñu dem jël beneen auditeur ci 88 628 98 98 33 841 22 33 taleen lamp yi asalaamaaleykum. aleykum salaam ak ngeen si di. waaw nu mu demee. xanaa war rek tawaay war rek mu dëggal këcc am na may seede mais Sidi nag neexul ba neexul nag mais Sidi rus fan lay nekk si nit rus nit ki quoi nga am benn kersa si nit ki nan la nit di def ba am kersa si nit quoi des fois. Sidi. yow laay déglu waaw. dama lay demander quoi kersa fan lay nekk si nit am gis nit ki rek am ci moom kersa quoi donte yaa ko mag sax. loolu day wax dëgg yàlla mënuma la ci wax dara. en tout cas loolu moom ku ko yàlla defal war ngaa sant yàlla cëru sunu borom la loolu cëru sunu borom la. mu leer yàlla ne yow kii yaa ko mag yaay kilifaam ak lépp waaye xool cër gi nga ko jox waaw yàlla doolu si mais Seydi waar nag dafa garaaw xam nga lu ñu daan voir te man kenn du ma voir ndax man dama xam sama bopp yaa ngi may dégg. kenn du la. tant que cooki jeexul tooñ tant que jeexul cooki du jeex. yaa ngi may dégg. waaw ay jubilé yii nii mun naa doon jubilé mun naa doon récréation fu ne nag mun na maa gisee fu ne saa yu ndax dëkk ba laa nekk fa sa lu ne nekk nag sa waay doo jékki-jékki teg sa làmmiñ naan yaa ngi kii man damay wax ba may dese zéro ndax leer na ma leer yàlla ne am na yenn yi nga xam ne ci biir Sénégal bu yàlla doon naan sa waay ñu daje ci yàlla ne ana waa Sénégal yéen kaay leen taxawee nii ana ñu doon xeex pour Sénégal jaar ci yoon kaay leen taxawee nii ñii nga xam ne dañoo maandu woon musu ñoo wax ci Sénégal kaay leen taxawee nii su ko defee ñu war a sifaay laa xam ne ñi nga xam ne musu ñoo wax ci Sénégal bu boobaa damay bëgg a nekk ci côté bi nga xam ne kenn du ma sifaay dégg nga bu baax lu ma wax Sidi. waaye nag comme dan maa ñaan benn affaire bi nga xam ne mënu ma ko ñàkk a def il fallait ma jëm tee def sama bent lay kattan waaye nag tooñ bu jeexul xeex du jeex léegi nag Sidi nag bu ñu ñëwee nag li nga xam ne moom mooy affaire président Macky Sall wax dëgg yàlla yow boo xoolee Sénégal desul la dara man si ba ma xamee lu ko ci politique ba léegi poste yi nga am ci biir Sénégal ak fonction bi nga am ci biir Sénégal wax dëgg yàlla xam naa ne bu amee ci biir Sénégal tamit bariwul kon yow Sénégal desul la dara te lii nga xam ne mooy événement bii nga xam ne moo ngi war a ñëw suba jàmm ak salaam ñii dañoo gën ne dañuy dox ñaxtu na ay Sénégalais lañu bul yaakaar ne Ousmane Sonko moo génn nit ñi bokk na ci bul yaakaar ne maire Aïda Mbodj moo génn nit ñi waaye bokk na ci bul yaakaar ne waaye Yewwi Askan Wi total global ñoom ñoo génn nit ñi waaye bokk nañ ci waaye na la leer yàlla ni population Sénégal ñoo nar a génn te lii nii dafa am solo trop nga ne man dem ba nekk màgget nekk magum jëmm nekk màgget ñuy nettali benn événement
amoon ngay netteel si set naan leen bés boobu noonu maa ngi taxawoon ci kanamu Barthélémy Dias wala maa ngi taxawoon ci kanamu Ousmane Sonko wala maa ngi taxawoon ci maire Aïda Mbodj c'est parce que dafa am ñi nga xam ne ça y est désormais ñu ngi ci bopp muy livre Sénégal seen tur muy ci livre Sénégal mënul fay c'est pas possible waaye sama maam yow fan nga nekkoon ci jamono jooju ngay am looy wax naan non boobu j'étais dama occupé woon wala mënu moon dem wala ñii dam doon kii wala non yooyu xoolal sa sët day xam ne yow yaay maamam rek waaye ay maamu jàmbur ñoo xeex nga jëriñoo moom mu ñëw mu cee bénéfice non suba bu ñu jàpp ne Ousmane Sonko moo woote dañoo war a jàpp ne ku ci nekk ak li nga xam ne moo la métti ci lépp li nga xam ne moo am ci biir Sénégal mu nekk ci li nga xam ne métti la bu injustice muy justice muy santé muy éducation muy zakata muy reyante gi muy yebante gi muy mais ku ci nekk ak li nga xam ne moom nga mere rek nañ kaa war a taxawaaye présenté wu ko mu génn ci yow mu nekk benn mobilisation internationale ci biir Sénégal partout ci biir Sénégal xam naa nag dina métti lool nag ci ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk muy ñan muy sécurité bi mais sécurité bi jamono jooju liñ leen di ñaan nañu yor xol bu rëy rek mun na ëmb mbooloo mi nank rek te xam ne ñun mbooloo mi bugg ñoo gaañante danoo am lu ñu métti rek te yéen sécurité boobu noonu yéen ñooñu na leen leer yàlla ni bu guddee jotee da ngeen di nelaw te boo leen di nelaw ci kër sénégalais yi ci boppam ngeen di nelaw kon ay sénégalais ngeen lii métti sénégalais ba leen ne ba mu génn ñëw taxaw tey ji yow mi boo solul woon tëni kon boo motul ci place am ngay taxaw c'est que problème mu Sénégal dafa bari ay bondo yi nga xam ne dañuy jàng uniquement pour ñëw servir benn nit des fois nga nekk ci benn affaire bi nga xam ne ni nga yaakaar ne yow boo ko bàyyee bu ñu la ci jëlee sa waay sa àdduna yàqu fekk na loolu moo nekk sa buntu pour lay taal gëmal sa bopp yow militaire yow gémi yow gendarme yow force de l'ordre bi nga xam ne yow la ñu jox te ni ne la yow mii kat ci biir sénégalais yii ni ñu leen tànnee yow tamit dañ laa tànnee noonu comme ni ñu tànnee président rek lañ la tànnee dañ la dul votel nag waaye na ngay jaar ci ay concours ba yu leer nañ ba nga maîtriser ko ñu ne la am sa licence mu ngi nii bu la neexee mun ngaa ñëw dugg ci biir police nga ñëw nekk policier mais ci biir nañ ñi ko jógee ceeb bi may lekk moom ngay lekk diwlin bi may jënd moom ngay jënd c'est que si bi xam nga ñun des fois ndeysaan damaa yërëm ku siw ci biir Sénégal dama ko yërëm parce que bu ma ko yërëmee ci jamono ju ñu nekk ni sii bi ni ñuy lëmbatoo say affaire moo garaaw ba nga xam ne te yow amoo droit def erreur. ñu koy gërëm Moustapha ñu koy gërëm bu baax a baax Moustapha Diagne yéen a ngi ci Sud FM seen rajo le choix de la différence 98.5 seen émission Talen Lamp yi ginnaaw Moustapha Diagne ca Amérique cooleeg wax ji mooy nañu dox pour jàmm dellu si coow li ak wax ji mooy Sénégal réewu jàmm la. keneen ku fi bëgg a def leneen ak leneen lu mën a am yéen ñëpp responsable ngeen ci xool leen seeni doom xool leen li leen di defloo te àndul ak yoon Sénégal da ngeen ko fee fekk da ngeen ko fi bàyyi te allah kulli yàlla lu fi waay mën a def askan wi dinañ ko nettali ëllëg muy lu baax muy lu rafet muy lu bon muy lu ñaaw kon na rafet na nga def
l'homme d'ici. waaw l'homme d'ici. Chérif maa ngi koy ñaan na ñëwaat ci émission bi gis nga léegi jamono dem na ba soppeeku léegi moom dafa contre Macky Sall xam nga kon gis nga kon ñun ñëpp benn lañ amoon na temps mi nga ànd ak Macky Sall des fois ñu doon laaltam ak moom dem nañ ba tey ñu bokk combat kon nañ ñëwaat ci émission bi waaw mais moom dafa xam nga loolu mooy ko logique. gis nga lu ma ni. waaw nit ku logique boo gisee lu la convaincre te muy dëgg. da nga cay ànd ñëpp d'accord ànd nga. mais bu àndee bu wàccee yoon nga ne ko wàcc nga yoon loolu mooy ànd. mais moom nag Chérif noonu mu def noonu la nit di def. yaa comprendre dafa bokk ci émission bi am na fan yi bëri fii kaw ñu koy laajte. waaye Chérif daa gedd émission ku lax Chérif bokk de fii Chérif bokkul fii de Chérif bàyyi ko rek. you know léegi bàyyil you know fële. ci liggéey jot nañ ay information yoo xam ne ci liggéey nee nañ Farba Ngom ak Bamba Fall dañu recruter ay nerf bi ut ay yett ut ay jaas jox leen ci liggéey élection député yee passé man su ma yorloon sama fetal ndaw yi moon njaay rax ma di may rey. l'homme d'ici. waaw. il faut ñu teggi foofu suñu tànk tuuti rek. waaw d'accord naa loolu. voilà. d'accord naa mais xam nga tamit ci liggéey. waaw non je comprends loolu wax nga ko fi xam nga je veux pas que ngay wax di répéter parce que loolu wax nga ko fi waxati ko fi. am problème léegi nan génnal foofu ñu dem feneen waaw. waaw léegi tey yow suñ jotee information ne Farba Ngom recruté na ay nervi yor ay yet yor ay paaka mais est-ce que yaakaaroo opposition bi ñoom duñ def noonu ci liggéey nañu waxante xoolal Macky Sall ci liggéey ñoom ñoo yor xoolal doole bi xeex su amee ñoom la tey Macky Sall su en tout cas bu dee waxtaan wax dëgg. waaw te constitution bi moo jagleel moo droit de marche bi fi la da cee bokk. waroon nañu organiser waxtaan marche ñu encadrer leen ñu wax li ñuy wax pare dem ñibbi. jàmm ni ñooy soo xoolee ci liggéey soo xoolee Sonko nekkul ñu di fitna su leen neexoon manifestation bi ñu porté mais defuñ ko dañoo bàyyi mu sedd ñu jàppal mercredi ñu kii wàlle ay wàlle waaw ci liggéey ñun na la ñu amee ay mindaan yoo xamante ni ay préfet gouverneur Macky Sall magistrat suñu mindaan la ñu ne ñu tey doo leen dox fii waaw loolu ci liggéey est-ce que loolu xoolal yoon xoolal nangu na ko ci liggéey man loolu moom mooy merloo xam nga yow instant yi ci liggéey yow fi nga toog ni sa yow mi suñu mindaan nga auditeurs yi yaa comprendre seen mindaan nga waaw léegi tey ñoom ñu nekk suñuy mindaan nañu ñun duñu manifester waaye ci liggéey loolu fa la jëre ci liggéey ci liggéey Macky Sall lu mu ko jaral barki alxuraan ñun jaral nañu ko billaahi wallahi taala duñ jël ginnaaw de parce que yàlla dafa ne soo gisee loo xam ne nekkul dëgg xeex ko soo si dee àjjana nga jëm te xeex bu ñuy xeex suñuy doom la ñuy xeexal tubaab yi dañoo xeexoon si guerre mondiale moo tax tey seen dëkk ba am liberté seen dëkk ba am développement ñun nag suñu xeexul ëllëg suñuy doom dinañ sonn dëgg la nag si liggéey jàmm nga bëgg mais waaye nag jàmm di ngay xeex dañu wax dëgg si liggéey Macky Sall mu ngi ñuy tooñ su ma nag ne Sénégalais yëpp génn résistance su Dakar yëngoo na ñëpp génn pacifiquement ni nga ko waxee buñ yàq buñ def dara mais waaye nag ku ñu songu nañ résister ku ñu dóor ñu dóor la ku ñu gaañ ñu gaañ la wasalaam. loo xuloo xeex saagante dóorante defarul am réew xuloo xeex saagante defarul am réew képp ku bëgg a defaral président Macky Sall doo dem di recruter ay nervi ñuy jéem a dal ci kaw askan wi te képp ku ñu recruter nga war a xeex pour sa réew ngay xeex pour sa poche parce que benn 25 000 bu ñu lay jox wala benn 15 000 par journée bu ñu lay jox nga yore ay yat nga yore ay ngànnaay di ko yëkkati di ko dóor sa moroomu nit na la leer ni askan wi dañuy filmer caméra de surveillance yi bëri na nit ñi portable yi ñu ngi filmer jamono ji ma xëy yéen ku àdduwul di nga àtte te taluñu ku taal réew mi taluñu ku jaxase réew mi wax naa la réew yu bëree bëri saa yuy jaxasoo saa yu am problème ci jamonoy élection lay amee parce que tout simplement li ma la wax léegi ma ne na am na ay lobby yu nekk dans le monde yoo xam ni ñoo ëpp doole ay état te li ñu bëgg namm ko di ko def saa su ne
li ñuy yëkkati chaque jour di ko wax mooy dañuy bëgg seen intérêt ñoom li ñuy waxtaan ci suuf mooy seen intérêt nan ko jot ko nag mooy nan jaxase am réew luñ fa mën a def danañ ko fa def moo xam guerre civile moo xam rébellion moo xam jaar ci ay élection moo xam bu ñu mënee yëkkati askan wa jaxase leen ba nu jaxasoo ñu wax def ko mën nañoo dugg ci biir sax def ay lu bëree bëri kon ku yabu rek dal ku yabu tey waaye aussi ñi nga xam ne ñoo yore loi yi ak règlement yi ak ñi nga xam ne ñooy àtte mbir yi wax dëgg yàlla loo faral nit institution yi constitution bi waruñu fee nekk di ko caxatee loolu lañ doon xase maître Abdoulaye Wade ay temps opposition bi loolu la doon waxal maître Abdoulaye Wade tax ñu bari tey jëlee ko fi loolu tey la ñu gisaat rek moo tax ma ni leen 1960 ba léegi ci politique lañ doon gis rek la ñuy gisaat soo nekkee au pouvoir da ngay fexe noo fa desee ku ànd ak yow lu mu def baax na ku àndut ak yow lu mu def baaxul ku àndut ak yow bu xefee nga tëj ko defe naa ni loolu ça doit suffire dafa war a dakk ça doit s'arrêter loolu dafa war a dakk abadan ndax réew yeneen yi nga xam ne ñu ngi jël ci ñoom exemple di wax seen développement di wax seen naataange dañoo talatul loolu ñoom weesu nañu loolu mais ñun Sénégal ba ñu dalee dem élection ak léegi boobu amuñu indépendance bien avant notre indépendance bien avant je dis notre indépendance ñi ngi doon dem élection di ñëw te ci dem goog ñuy dem élection di ñëw gis nañu ni xool nañu ni am nañu yëgi yàqin ni wax dëgg yàlla Sénégal fi mu toll yeneen réew yi toll ñu fa nag wax dëgg yàlla nag xoolal nekkul damaa dëkk Sénégal wala damaa faral Sénégal wala damaa fay cosaanoo de déedéet billaahi génn leen wër réew yi nu wër génn leen dugg ci réew yi nu wër kenn benn anecdote bu yomb laa la ciy nettali dafa am sama benn xarit boo xam ne ñoo jàkkaarloo woon ay kër ñoo màggandoo defandoo lépp ñoo jàngee ndoo def primaire alxuraan ak yëpp ñoo ko doon ànd di jàngee ñu jàng ba léegi mu nekk mag mais musul dem dëkku cosaanam bi nga xam ni fa la dëkkoon mooy fi nga xam ni moom fi Sénégal la juddoo fii la juddoo mais fi ay maamam cosaanoo di benn réew mu nekk fii ci biir dend ak ñun sorewuñu nee na bi mu demee li ko njëkk a impressionné dafa ñëw di ma ko nette dama ko ree bëgg a dee man ko aja fële nga bëgg a dëkk wala fii mu ni ma fekkay baax na te fa la papaam dëkk fa la yaayam dëkk ay maamam yi fa la dëkk mais papaam ak yaayam dañ fi ñëwoon di liggéey rek ba ñoom ñu juddoo fi léegi sunu moroom la bi ma waxtaanee mënu ma xam lan moo ma impressionné donc bi ma demee sunu ville sunu pays natal sunu pays sunu nu ñu koy waxee sax pays d'origine sunu pays d'origine ba ma fa demee di sunu dëkku cosaan sunu réewum cosaan ba ma fa demee dama ex ñoo waaye diw ñëw na nee na accolade ma fii nangam mais li ma impressionné maa nekk gan man maay gan gi de ma toog ak gars yi di añi kuy añi di génn dem si yoon kenn woowu ma nee na may 0 mètre da ngay gis ni day toog a yow yaa mu jóg dem toog fee di añ fële du la sax woo il ne t'invite pas à manger du la wax kaay lekk du la wax kaay ñun na yoonam nekkul ci yow nee na affaire boobu daf ko frappé ba nga da ko marqué mu ñëw di ma ko nettali man ko booy boo bëggee dégg-dëgg te boobu la gën a nekk ay xale man ko soo bëggee dégg-dëgg li am Sénégal amul feneen billahi li am Sénégal amul feneen kon nañu dal mais aussi yore réew teg ni lépp da nga ko war a teg ci li la neex da nga ko war a teg ci li la arrangé te yow loolu ngay kaasaka di focaliser wu di ci teg loxo di ko aakimoo di ci def lu la neex mais ay at ci ginnaaw 2011 2010 soriwul yaa ngi ko doon kaas 2012 yaa ngi ko doon kaas kon président Macky Sall képp koo mën a àndal ak képp ku bokk ci yow ak ministère bu mu mën a yore poste de responsabilité bu mu mën a yoree bu la bëggee jàppale na bañ a laal loi yeeg règlement yi soppi gi ñuy soppi texte yi saa yu la neexee wala lu ñu bëgg a wax ko wala bu ñu bëggee interdire ay marche di ko interdire te ñu war a marche am sañ-sañu marche loolu day jur fitna nee naa la bokk na ci problème bu am ci diggante ay nit gàntu loo mën a def loo mën a def ak gàntu lu mën a nekk
gàntu loo war a def ak gàntu lu mën a nekk bokk na ci li indi problème li ma nekk rek a baax li ma nekkul li nga nekk baaxul li ma nekkay dëgg li nga nekk du dëgg baaxul loolu ça peut même créer une guerre kon nañu def très très attention dal leen waaye yéen opposition bi bu ngeen demee ba war a marche bu leen xuloo bu leen xeex bu leen provoquer bu leen répondre également aux provocations bu ngeen gisee police ak bu ngeen gisul police ak bu ngeen gisee ku ngeen mën a gis dal leen dem leen manifester moo leen yóbbu ak toog taxaw def déclaration dem leen def ko et ça suffit ku ne dellu sa kër et puis xam leen ne Sénégal am na ci ñoo xam ne bëgguñu lu dul événement am ba ñu sàcc ak yàq yëfi jàmbur wala sàcc yëfi jàmbur wala dugg kër jàmbur wala def ainsi de suite leneen ak leneen insécurité bi am Sénégal nombre de personnes yi dugg Sénégal te xamuñu fu nu bawoo kenn xamul nu ñu toll te ñooñu xamuñu lan def ci seeni dëkk ban dàqee leen fu ñu ñoo daw dugg Sénégal ndax Sénégal réewu jàmm la lu nu mën a wax it Sénégal réewu jàmm la te dugg bi dafa yomb dugg Sénégal boo xoolee ci frontière terrestre yi xam ni Sénégal neex na de waaw yéen a ngi ci Sud FM seen rajo le choix de la différence ñu demaat jël benn auditeur ci 88 628 98 98 asalaamaaleykum boo waxul ma dem de asalaamaaleykum asalaamaaleykum. waaleykum asalaam wa rahmatullah taala wa barakaatu. waaw looy woo yi mel ni ala xam nii di kii yow bàyyil sa affaire yi. waaw parce que xam nga dama lu ma metti quoi. lan moo la metti quoi. waaw mais place Foroxcaay yëpp dañ ko tëj instant yi ndax travaux yi. classe. Foroxcaay yi. ñu nga doon yónni. mais wuy ma ñu nga doon yónni noonu. fi nga ma daan yónni. yow ñu nga doon yónni yow nga an lan. man maa la doon yónni fan Foroxcaay. ñu ma doon yónni ma gàddu sama bool bi di wër fu ne dugg naa fa si liggéey. yàq der gi ci yow amatul fu ci ne àdduna dugg naa fa. Ndiaye li ma la xamal kañ laa koy wax. wuy ma loo ma xamal rek waxal yow yàq katu der bu mag nga. ay waay si liggéey li ma la xamal. waxal loo ma xamal. xam naa ne Abdourahmane Sall kontaan na. kontaan na. kontaan na. ak alaxam. alaxam. wala Sarmana. man de maa baax si yow billaahi. yow kay tekki woo dara yow kay baaxoo ci man yow kay tekki woo dara. sànq dama lay déglu mais su ma amee mag doole la de yow. non xoolal dama lay déglu ba mu yàgg. nee na ay waay ndeysaan sama yaram bi daw si di ndeysaan chaque yu mun a bàyyi naa. waaye bëgg naa bàyyi mais mënu ma bàyyi. billaay bi nga naan Sénégal laa bëgg bi nga naan damaa sonn billaay tout sama rongo ñu wadd yow. billaay dama sonn. waaye léegi nañ def lenn. lu ne wax naa ko. léegi nañ def lenn. nañu jox réew mi ñu jaaga. déet jaay ku ne jël sa wàll léegi ñu dëkki fan. lu ñu am Sénégal ko dàq. déggoo ma de. nañu jox réew mi. ñu téye ko. mën nañ ko nag. waaw mën nañ ko nag. mën nañ ko nag. waaw international loolu moom leer na ma nañ. waaw yow déggoo ma. maa la dégg. baax na. la aka ñu kaa man nag. xoolal mission yi nag maa ngi ci nag dégg nga. barke yonent bi. danga may tuuti parce que temps yi nag xam nga ak liggéey beeg saturation beeg. yaa ma gën a xam non je comprends. barke démb dama jeexal potu Nescafé. ma woo benn xale ma ne ko jëndal ma jox ko 200 ne ko jënd ma 4 stick su ko defee ma xaw a kii quoi parce que ni may soxlaa dafa di xam nga rek mooy loolu. comme ni ngay joobee waaw. non billaay xoolal booy bi dem na ma nee na stick yi doon jar 25 francs. mu ne ma ñaari 75 lañ koy jaay. mbaay waay. nee na mu dem si beneen boutique bi ne ko ñaari 100 francs lañ koy jaay. waay. ma ne ko nga ni non dama choqué. lii day fi am gannaaw loolu. waaw maa ngi jégalu parce que damaa dugg si nuyuma auditeurs yi. non yow defal lu la neex nag. xam nga tallu waaw gis nga rek. non Foroxcaay la jàpp. gis nga. yow daal kii bi bool ba xoolal bool bi boo demee kii bi dina la ko jox maire boobu yi toog foofu. maire ba bàyyi. dina yow tekki wa dara. dina la jox bool bi. Sidi maa ngi lay nuyu waaye di la. maa ngi lay fay Kenza maa ngi lay fay. bu di la namm lool di kontaan bilaay maa la raw bu baax. maa ngi nuyu yow ngeen bi sama. bëgg ceeb waaw mi ngi fi waaw maa ngi koy nuyu bu baax waaye di ko seet. ndeysaan.
keroog maa ngi koy laajee mu ne ma waa si bi déggante nañu. dëgg la. waaw maa ngi lay jaajëfal bu baax di ko nuyu di nuyu tamit auditeur Tandem Lampi international. ñu ngi lay fay bu baax. xam nga rek di nuyu waa amical bi man leen nag laa bëggoon nga defal ma ko. benn Tandem Lampi nga jox ma ko ma wax sama soxla yëpp. émission bi ay ca bu lay neex kay. loolu daal laa commencé nii. xam naa ne mën nga ko defal l'homme d'ici. bàyyil ma tëj sama micro nga wax ba doyal ba géex. mën nga ko defal l'homme d'ici mën nga ko defal nu mu tuddati Gassama Thiès. ak tonton Malick Sall moom génn. tonton Malick Sall man tonton Malick Sall yanul attanul wax soxlaam li ko metti wala Diouf normal wala tonton Diouf normal wala maire Aji Khady Mbaye moom mi ngi noonu fàtte woon naa si mi ngi lay nuyu. wallaay ndeysaan ak a baax. waaw may baalu àq na xam nga si rajo bi laa ko mën a jaarale dafa am sama benn maire bu ma doon woo maman Aminata Diallo. waaw. di ma woo ndeysaan chaque jour ne ma Kenza dama laa bëgg ba sama doom bi ma jur sax billaahi di nii la ma ko waxee bu dee mi ngi may dégg. dama laa bëgg comme nu ma bëggee sama doom bu ma jur. loolu fort na de. yaa ngi dégg ma jékki-jékki loolu fort loo ca def. non xam nga lépp yow la da nga caa war a def dara nag. bàyyil sa affaire bul naqasaale loo ca def. non booba xoolal da nga may amal ba sama loxo feen bi. ma jox la ba sa loxo féex. ba sama loxo féex waxal li nga bëgg ma yónnee la enveloppe. loo ci bëgg ma def ko maa ci gaaw. ak ma cee gaaw. non Sidi kontaan naa maa ngi dégg lu baax mais maa la gën a bëgg yow. bilaay xoolal dama gëj a dugg xam nga émission bi léegi dafa daw yaram. doy na waar Tandem Lampi international neexoon na torop neex na sax ba léegi mais xam nga léegi dafa bëri ay tristesse yi ci am ak affaire yooyu. waaw di ñaan yàlla nag yàlla Sidi yàlla nañu yàlla dool sutura. amiin ay waay yàlla nañu yàlla dool sutura. amiin buñ sañoon man di Sénégal masawu ñëpp nag waaye rawatina jigéen ñi. waaw xam nga Kenza. waaw yéen jigéen ñi gàcce ci jeew laay jaar pour remercier jigéen ñëpp ndeysaan. merci beaucoup ak sunu yaay Khady Mbaye ak madame Guèye ndeysaan madame Tallène Lamp yi maman Fatou Sow xam nga lu tax ak maman Fatou Sow xam nga lu tax. mooy jigéen mooy société. dëgg la. jigéen li muy daj. li muy daj ci kër. li muy daj ci mbedd. tentation yi. c'est-à-dire jigéen bu amee jëkkër sax muccul. non benn seddul. jigéen bu nekkee ci néegu séem am jàmm am ay milliards ñu teg ko ca immeuble ba gën a kawe ëmb ak wasin rek coono la. beneen coon bi waxuma jur ak nampal ak boot ak yóbbu hôpital ak yeewu guddeeg yeewu fajar yeeg nax sa doom jigéen yéen gàcce ngalaam waay yéen. stress mën na la ñëw yéen bu ngeen fi amuloon mais dina garaaw xanaa xamoo sànq laa lay bëgg wax benn affaire. muy nga baal ma balaa muy dagg. dama ne gis nga góor ñi bu ñu nekkoon place yu jigéen ñi. kon wujje du am. kon wujje du am. wujje. kon doo ko mës a dégg. foo teg li ngay wax nii. non maa ko teg fu leer. muy lan. bàyyi ba ma ñëwaat ci kanam ma wax mais parce que li ngay wax mënu nekk moo tax wujje du am loolu kese la. ma ne déggoo ma de. mënuñoo nekk seen place bu ñu nekkoon place yu jigéen góor ñi. bu ñu nekkoon place yu jigéen war a wujje kon wujje du am. lu tax. sentiment bi jigéen ñi mën a supporter benn wujj góor mënu ko supporter. su boobaa góor ngeen di nekk rek nekkaat. dama laa wax nag analyser ko anataana. man du ma fi nekk di analyser de man nekkatuma école de du ma fi nekk di analyser maa bañ. di nga ko analyser du ma ko def maa lànk. waaw ci kanam incha allah ma lànk lay. merci beaucoup. ci kanam ñu déggante waat Kenza Sud FM Dakar Tallène Lamp yi wéy ma affaire yooyu nekkuma ci de ay xalaataloo ay devineeloo man jàngatuma de man samay doom samay sët ñooy jàng léegi li ma neex daal mooy bàyyil ma nekk ci nii rek na nga def. allo. oui. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatullah. Cheikh bi ñu ngi la ziar. maa ngi laa delloo ziar. man de c'est la première fois mu woote ci rajo. barki yàlla. wallaahi. te Sidi Gueye nga njëkk a woo ci rajo. waaw loolu di bind ko teg. waaw te ma bëggoon daal. mooy ñuy woote fitna yeeg ñoom seen. ñuy bañ di jàll message yi. ñuy bañ di. jàll message ay kii day retri ay mercenaires. waaw moom mooy li ma doon wax léegi walaay da nga am dégg. macha allah ñoo ñuy wax yooyu na leen di couper directement bul sax déglu loolu ndax loolu fitna dafa garaaw. ndax supposons boo nee diw day wat ay yat diw day te amoo information mu nekk fausse information fake news su ko di nit keneen mun na fàggu loolu aussi te loolu baaxut. ma sañoon daal loolu noonu ay yeefit ñiy woote ñi di wax noonu bul nangu sax di déglu coupé directement. dégg naa dëgg. waaw benn affaire rek laay rafet da ngay bàyyi gars yi ñu jaar di wax di xaabaabal te loolu baaxut. gis nga man nii mun naa ne def naa presque Afrique dépp wër naa ko
comprendre ba dama xam luy jàmm ak fitna gis nga fitna wallahi laa la wax ni li ñu dund nii ñu ngi woote ay manifestation mais fitna bu amee mun nañ def plus de 40 ans 50 ans laa la wax ni jàmm juñ doon duñ tuuti ñu dootuñ ko dund ñu ngi woote libération ñu libéré askan libéré mais wallahi xaasim laa la wax ni fitna bu fa jubee dara bu xewee mun nañ dund 100 ans 1 siècle duñu stable waaw kooku man maa leen ko wax. dëgg la. waaw donc il faut ñu ci bàyyi xel. dëgg la ñu bëri nag xamuñu des fois da ngay togg fële di wax lu la neex te xamoo ne yow doo dund Sénégal ñuy nekk fii Sénégal ñuy dund Sénégal fii ñoo nar a sonn wallahi xaasim problème ba amoon fii tey guerre am fi war guerre civile am fii wallahi seen 100 ans kenn dootul am jàmm luñ doon dund nii sax di ci loolu day jeex kenn dootul ñeme gën a sekk dañ lay fekk rey la nga génn ñu agressé la nga génnoon leel kenn du ci mun dara tey gis nga loo muñ rek de eex waaw dara jaru fi ñoom ñëpp a yem kuy wax fii di wax sa intérêt bopp kese ñoom la nekkal amul leneen waaw te loolu il faut ñu xam ko te nit ñi xamuñu ko ba léegi daa mel ni Sénégal dañoo gëmm laal wax gisatuñu waaw gisatuñu Macky Sall dañ koy fal mais lu métti nañ bàyyi ba nañ bàyyi ba élection jot ñu foli ko même bu démb même bu créé 3e mandat askan bi mooy foli mun na jël kàttam ne kii de bëgguñu mu représenté jamono ñooy waaw muy keneen ak keneen kuy woote violence damay attaque damay déloger Macky Sall damay def léeg-léeg kooku mun nañ ko wax oralement rek mais boo buggee am jëf li ngay wax nga koy def loolu ay caaxaan la wallahi billahi ils sont tous pareils waaw lii yéen a ngi naan ay kii dafa am lii dafa am laa dafa am c'est faux c'est de la mascarade xoolal le cas de Macky Sall noonu la fi demee woon inset le Sonko que ñëpp di naan c'est la même chose c'est mascarade la waaw boo ngeen xam loolu ku ke ngeen wax mu toog tey waaw nous on a trop voyagé def nañ Afrique ba mu daj waaw mais da ngeen xool réew yoo xamoon problème yi fu ñu mujje askan wi dañuy sonn tellement que donc day métti tellement que non il faut ñu ci bàyyi xel surtout yéen ñi animé débat yi il faut ngeen jël seen matukaay di cadre nit ñi des fois nit day dugg di wax sa nax xanaa di wax lu ne mu koy wax waaw te doo leen ko den ko déglu mu wax ba pare sans ngeen intervenir loolu je ne suis pas d'accord franchement yàgg naa déglu émission mais il faut ngeen point boobu ngeen bàyyi ci xel am yoo xam ne nit ñi war nañu fee glisser waaw il faut ngeen ci bàyyi xel c'est très important des fois damay toog déglu rajo dootul am sa envie déglu rajo ndax des fois dañuy n'importe quoi la ñuy wax loolu il faut ñu ci bàyyi xel adduna bi de nit ñoo ko méttiwut loo muñ day jeex élection mooy fal mooy foli waaw loolu dafa am solo il faut ñu ci rappeler bu baax a baax waaw ndax dëkk loo gis rek dafa am règlement des fois damay naan dictateur dañu naan mais dafa baax de ndax yu bëri yoo xam ne bu amee dëkk bi day tegu ci yoon ñëppay jaar ci yoon waaw kenn du trébucher waaw ñëpp day tegu ci dans les normes waaw loolu dafa am solo mais maanaam wax sa xalaat maanaam liberté d'expression dafa métti ndax ñi dañuy xaabaabal di wax lu leen neex des fois da ngay déglu ñoom dañuy wax mais grand oui mais aussi defe naa ne am réew te ñëpp bokkee lépp lu ñëw ñëpp ca war a yem waaw wala bu ne loi bi wala texte bi lii la wax ñëpp ca war a yem ndax gis nañu ci réew mi gis nañu ci Sénégal waaw ñu bokk ci pouvoir ñu di leen dégg ci yoo xam ni ba tey sénégalais yi dara leeragul ci seen bopp ci loolu fu mu mujjee ak ñoom te alal jooju ñu leen di jiiñ alalu réew mi leen ci jamono jooju gis nañ ñu bokk ci opposition bi ñoo xam ni jiiñ nañ leen alal joo xam ni am ci ñoo xam ni génne nañ leen réew mi ñooñu itam ba tey leeru dara ci sunu bopp kon réew itam du doxe noonu waaw réew doxe noonu mais ma ñëw foofu noonu gis nga mi ngay wax ni que comme ñi génnee réew mi ñooñu askan moo demoo noonu loolu nañ def lii ba ñu def ko comprendre ba nañ def lii damay daam tuuti jàngat saa yi bu ma joxee benn année dama ko jëlee sama kër toujours foofu laa njëkkee gis nga li ngeen di wax nii ku nekk na xool sa kër da ngay débuter sa kër
père de famille nga débuté sa kër nga xool sa kër nu muy doxee ba pare gis nga ni kër yi doxee noonu la état bi doxee loolu noonu sénégalais moo mel noonu waaw donc ñu mëri dañuy wax rek mais maanaam loo xam ne du yegg seen xol ndax composition nu mu koy ko askan wi ñoo bindoo noonu société bi mooy doxee noonu société Sénégal la majeure partie du ñëpp de mais la majeure partie ñoo doxee noonu da ngay dem ci kër yi da ngay dugg ci kër da ngay dugg benn kër ñaari kër ñetti kër nga xool waaw donc maanaam li xew ci nguur gi moo nekk ci kër yi waaw da ngay jël kat jaaykat bitik kii mu naan kii doon jaay bitik di ko jaay sachet café bu jar à 75 000 francs à 75 francs donc nga xam ne kooku noonu leer nekku ci dégg mais yow da nga koy bàyyi nangu ko. ana ñan ñoo war a contrôle ana ñan ñoo war a def contrôle boobu. noonu déglu ma exemple man bu ma duggee ci bitik boo ma jiyee boo ma nee litre diwlin yaa ngi ko jaayee 1600 man dama la lii lay jar yaa ngi dégg bu tooy dama defa day woote sax bu day automatiquement day tiit final day naa noonu aw ma diwlin sax la lay wax finalement nga xam ne kii donc nekkul dégg mais ñun ñooñu ñoo war a ak ñooñu ñu indi suñu contribution ndax am ñoo xam ne ñaata millions de Sénégalais la. waaw xam nga foofu. foofu sëñ bi. waaw xam nga dafa am ci wàllu sensibilisation domaine boo xam ni kooku nit une personne ordinaire wala un citoyen simple mënu ko. lu jëm ci par exemple di communiquer ci télé yi ak rajo yi ak di sensibiliser askan wi. ci facette yi ñu ko mën a ñëpp loolu état mooy moom moo ko war a def. lu jëm ci wàllu xaaral tuuti lu jëm ci wàllu contrôle commerce bi également loolu état moo ko mën a def. ñun nag li ñu mën mooy nekk auprès de l'état pour su nit wàccee yoon buñ ko boolee le plus rapidement possible réaction am. waaw exactement mais malheureusement tel n'est pas le cas parce que da ngay gis ci marché yi da ngay gis ci boutique yi cas yu mel noonu mais ay opérateur économique bu dee mi ngi am ba léegi am na ñuy dem ci boutique yi di wër di xool xaw ma je sais pas ndax mi ngi am ba léegi dañuy ñëw ci boutique gis sol lu ñuy weng loo xam ne dañoo war a tëj boutique am def ko amende mais day ñëw ñu jox leen dara dañuy ñëw ñu man teg naa ci bët su ma ko gisul woon du ma ko wax ku dee ak sa bàmmeel ñu jox leen xaalis ñu yagar yi dem seen yoon. loolu aussi ci réew tant que mi ngi am aussi itam mënuñu avancer ah. parce que il faut que mënuñuy wax ni dëkk bu dafa am pays de droit la te pays de droit boo xam ne ñi war a dox droit sax ñooy njëkk a violer yoon. loolu aussi ça pose problème. ça pose problème foo lay dambale donc ça pose problème mais aussi yéen a ngi naan da ngeen di xeexal Sénégal mais fu ngeen yoroon njëkkee gis nga fu ñu war a tàmbalee xeex bi tàmbalee ñu ko foofu noonu yow borom koñ bi yow bitik jaay lii foofu ngeen war a tàmbalee mais fi ngeen tàmbalee pour ngeen di ni problème ngeen indi gis nga avec problème ba dañ koy jël step by step waaw day boo ci benn sa yooyu tànk ba pare avant ngay jàll feneen maanaam lan li ne sa koñ maanaam loolu noonu injustice boobu ngeen gis foofu si koñ yi di ko bàyyi di ko màgg di xaar autorité ngeen bëgg yëg au sommet pour lijjanti loo xam ne maay loolu donc loolu c'est ça le problème du Sénégal. dëgg la. loolu moom loolu ànd naa ci. non c'est nañ commencé. dëgg la yow day comme yàlla baal man je suis trop nan dama voyagé Afrique wër naa ko day gisoo pulfut booy day nga baal ma ci laajte bi pulfut day jóge fële ñëw xoolal loo xam ne da koy jëlee fukki dem di ko jaayee 200 francs ñu koy seetaan nan non waa ji affaire kii lii lay jaay ñëpp di ko xam ne non kii du ma jënd ci moom te leer na loolu c'est pas normal. léegi yow nga bëgg ne état bi moo ñëw foofu noonu xeexal loolu te yow nga bëgg xeexee fekk directement état fu mu nekk nga la ci kaw jotoo ko nga bëgg xeex ak moom foofu noonu te li ngay war a xeexoo ko fii waaye loolu man dama yëfu naa fekk la wallahi il faut ñu xalaat bu baax a baax ram na suñu à la raison lu ñuy woote nii gis nga maa leen ko ni Sénégal saay bu amee problème mooy say jàmm jeex na fi te loolu noonu ñun ñii ñoo ci sonn ñu nekk au sommet seen yoon ne dañ dem seen yoon nekku ci lépp ay wax naxa saxana nga rek seen intérêt kese ñoo fa nekk ñoom ñëpp ils sont tous des politiciens colorés plutôt ñoom ñëpp ay yem ils sont pareils oui muy Macky Sall muy Ousmane Sonko yow Barthélémy Dias sont tous pareils boo gisee actes yi ñuy posé gis nga nit toujours il faut ngeen xam il faut responsabilité dafa am solo trop lu tax ma loolu da ngay xool toujours ma jël le cas de Ousmane Sonko waaw xoolal rek luñ koy accuser nii. nga daaneel foofu waaw ma daaneel foofu waaw xool luñ koy accuser nii bu doon responsabilité sans am na ko am yoo xam ne duñ ko sax xalaatee yaa ngi dégg donc commencé foofu nga xool SDC ak keneen ak keneen di jéeglu bër nag ndax wax neexut mais il faut ñuy bàyyi xel bu baax a baax ci yooyu surtout yéen animateur émission yi ngeen baal ma àq nag. baal nan la bu baax a baax yow itam di la gërëm ci sa dugg ci émission bi nee na mi ngi soog a wax ci rajo tey pour la première fois.
waaye li ko yëngal ba mu wax mooy dafa bokk ci réew mi war a wax ci réew mi te itam gis na ni wax ci du yàq dara wala day joxe rek xalaatam comme ni mu ko yaakaaree ñu ngi la ciy gërëm. Sud FM seen rajo yéen itam ñu ngi leen di gërëm xam ngeen ne bu ñu demee ba 6h ba 6h30 di ngeen ànd ak oustaz Alioune Sall imam mu indil ñu waxtaanu fajar waaw sama copain bi gën naa la gis la copain oustaz Alioune Sall waaw ñu koy nuyu baax a baax waxtaanu fajar moo leen koy indil incha allah rabbi waaw diggante 6h ba 6h30 waaye buñ ca jógee bala dinañ ànd ak Sista Maria dina ànd ak Sud FM équipe matin bi ci xibaar yi ci kàllaamay français ak wolof booleeg ay rubrique yu bëree bëri Alaaji Maodo Adja Issa ak itam Alaaji Malick Ndiaye Khady Sène ñoom ñëpp ak Habsa Iliman Wan ak page santé bu Marie Rosalie Ndiaye ñoom ñëpp dinañ ànd ak complicité technique bu Alioune Badara Socé incha allah rabbi dinañ ànd diggante 6h30 ba 8h30 ci xibaar yi ak revue de presse Ndeye Marème Ndiaye dellu di leen gërëm bu baax a baax wala Malick Ndiaye wala di leen gërëm ci ànd beeg déglu bi ci Sud FM waaye di leen sant bu baax a baax itam ci jàpp gi ngeen jàpp Sud FM ak fi ngeen ko teg ndekki li dina ñëw teg ko ci incha allah rabbi diggante 9h ba 11h 11h ba midi waxtaan wu neex ci diggante Alaaji Mbàkke Alaaji Maodo ak kooku di Nicolas moo dàq chocolat moom fils alors dinañ ànd incha allah rabbi itam diggante 5h30 ba 6h ci waxtaanu Al Misbah Aziz Coulibaly dina leen defal seen box à partir de 14h après xibaaru midi yeeg 13h yi Sidi Gueye moo leen di présenter tous les mardis mercredis ak samedi seen émission Tàlleen Lamp yi ci Sud FM seen rajo le choix de la différence di yaakaar ni bëgg ngeen kontaan ci di déglu émission bu rëy bu mag bi di émission Tàlleen Lamp yi jàmm ak jàmm ñu dajawaat incha allah rabbi. jàppal ni émission bi ngay def ni ñëpp dañ koy déglu loo ci war a wax na nga ko wax lépp luy culture lépp luy aada lépp luy cosaan lépp luy diine sport lépp mën nga ko wax. xam nga kër buur wala kër sëriñ. wala pays bu ñu xëyee dañuy teg bagaani cere yi ak laax yi teg café yi fi la xibaar yi jóge boo gisee lu waay bëgg xam kër buur nga daa dem ci la ñëpp di ñëw indi xibaar. comme ma xëy ñëw yow nga ñëw Omar Diouf Fall ñëw tuuti say ñëw kenn ku ne ñëw toog ci kanam Baye Omar directeur de nangam xew na démb soo ko doon seet tey di ko tekki mën na doon fi ministres yi daje. mën na doon assemblée nationale. ñi may dégg ñëpp te xam ko xam nañ ni kër buur bu ñu mësaa xëy wala kër sëriñ bi ki fa la ñuy waxtaane kon yàlla na la yàlla sàmm. amiin amiin su dit ñu ngi leen di encouragé parce que maa ngi ci biti déglu. yow itam yàlla taxawu la. amiin taxawu la. mën naa wax ni tey xibaar yu set. yu leer yu sell yoo xam ne amul jenn jiixi jaaxa actuellement ñu ngi déglu Sud kon yàlla na yàlla sunu borom gën nu puus gën nu taxawu ba lépp loo xam ne li kilifa yi jiite bëgg nañ ko yàlla sunu borom defal leen ko di ñaanal directeur bi Baye Oumar ak ñi ko accompagner yàlla taxawu leen yàlla na la yàlla sàmm. Sud FM